Yàlla moo leen fi tegoo dañu koy nangu. Pastoor TV, Pastoor TV, lu ngeen dugg dafay baax. Pastoor TV. mbokk yi am nañu mbégte ak contentement bu rëy di nuyu képp koo xam ne yaa ngi suivre Pastoor TV partout ci monde bi mbokk yi tey seen émission seetu làmb dana ñëw fi nga xamante ni tey moom mooy Grand Yoff seet si fi ndaanaan bu mag bu ñuy wax Zarko di ndaanaan mujj fële sa arène nationale dafa lu am solo muy ambiance dafa roube bu am solo si digganteem ak Baye Mandione yàlla defal ko fa victoire tey ma ñëw ci moom waxtaan ak moom ci combat bi mu jëm ak ci li nga xamante ni moom la ñu jógee surtout actualité jamono ji inondation yi nga xamante ni moo fi xewoon jamono vendredi passé ak combat am contre Ada Fass dama koy nuyu rek bàyyi ko mu nuyu ak askanu Sénégal bi koy suivre ñu mën a wéyal waxtaan bi Zarko maa ngi lay nuyu. waaw jàmbaar ñu ngi lay fay di kontaan ci sa teewaay di rafetlu bu baax a baax seen initiative wu émission di ci kontaan bu baax parce que jógu leen lu dul defar lu dul gën a ñaaxaat nit ñi ñu gën a jàppaat làmb donc ci biir loolu ñu ngi nuyu l'ensemble zone 7B di nuyu les jumeaux shop bitig bi ngeen ñu fekk nii jumeaux shop waaw di leen wax numéro téléphone bi mooy 77 676 53 29 en face terrain Grand Yoff di ci woo gaa yëpp nante yëpp di leen xamal ne xam nga bitig bi mooy yu baax yi gis nga maillot yu baax yi original yi boo ko bëggee foog nga ñëw fii boo naam maanaam boog Zarko yi muy sañse yu baax yi boo ko bëggee am foog nga ñëw jumeaux shop en face terrain Grand Yoff di nuyu l'ensemble zone 7B xam nga di nuyu supporteru Zarko yëpp di leen ne xam nga di leen jox rendez-vous fii ci shop bi bitig bi nga xamante ni waa Grand Yoff ko moom di ci woo ñëpp bàyyiwuñu kenn di nuyu képp koo xam ne yaa ngi bëggee Zarko képp kuy bëggee làmb ak bépp amateur boo xamante ni yaa ngi ci biir làmb ji di bëggee làmb di kontaan bu baax a baax di nuyu fans club Zarko di leen wax ni ñu ngi waajal benn programme bu rëy boo xamante ni 72 heures la boo xamante ni ñu ngi ciy invité ñëpp Grand Yoff yëpp bàyyiwuñu kenn mu ngi commencé le 18 19 ba le 20 72 heures boo xamante ni maanaam yeewaat làmb biir Grand Yoff rek def ay activité biir Grand Yoff sensibiliser la jeunesse de Grand Yoff pour ñu ñëw xam nga ñu mën a defar suñu gox si loolu la ñuy woo di sensibiliser ñëpp aussi tamit ci non à la violence di ci woo ñëpp bàyyiwuñu kenn daal. gannaaw ba mu nuyoo xëy na nuyoo bi sax gudd na di nuyu nag ki nga xamante ni moo ñu dalal fii muy jumeau shop nga xam ne ay yëre yu rafet lay jaay fii si Grand Yoff ci boo demee ba ci terrain Grand Yoff bi rek ñoo jàkkaarloo dama koy ziar bu baax a baax ndax ay yëre yu rafet lay jaay Zarko dañuy dugg ci waxtaanu actualité nga xam ni keroog vendredi bële passé Grand Yoff inondé na woon wax dëgg yàlla ak travaux yi ñu fi doon def xëy na sax moo gën a indi problème bi nga xam ni toogoon na ay jours amul woon courant bi ñëwul woon naka nga dundee woon loolu. waaw mais comme ni ko bépp population Grand Yoff dundee rek mu metti ñu koy muñ ñu xam ni lu metti góor lay dal ci loolu rek dañ ci lancer un très grand appel boo xamante ni autorité yëpp lañ koy wax bépp autorité boo xamante ni yow nee nga doomu Grand Yoff nga ñun ñu ngi lay woo ci suñu jàngoro ji ngay ñëw jàppale ñu ci xam nga jéem a fexe la ñu def le tout ba loolu jeex biir Grand Yoff parce que inondation sonal na Grand Yoff te nekk na loo xamante ni lu gën a yomb la pour mu jóge fi pour ndox bi bañ fee toogati parce que boo xoolee ba xool technopole mi ngi nii à tout près waxuma la géej gi donc évacuer ndox bi pour mën du lu jafe quoi donc dañuy wax autorités yi surtout l'État aussi mu jàppale ci Grand Yoff bu baax a baax parce que ndox bi sonal nañu te boo déggee Ndakaaru Grand Yoff a tax ñuy wax donc ñu ngi ciy lancé appel ñëpp di masawu tamit bépp population Grand Yoff boo xamante ni dund nga ko ak ñi ci am méttit ñu ngi masawu ñëpp mënuñu dem seeti ñëpp nag mënuñu fekk ku nekk sa kër mais à travers seen micro ñu ngi ciy masawu ñëpp di leen seet di leen nemmeeku bu baax a baax di leen masawu aussi toute la population de Grand Yoff. mais lan mooy indi problème bi ba saa bu tawee rek Grand Yoff di inondé bu metti bi. waaw mais problème bi ñun ñëpp xam nañ ko mooy ndox bi nga xamante ni ndox bi jóge Dakar yëpp Grand Yoff la jëm si donc loolu état lañ ciy wax pour mu jéem ñu ci saxal pexe pour jéem a xool naka lay évacuer ndox bi bu tawetee parce que ñi ngi wax géej bi sax sori na technopole bi nii rek tout près mun nañ fa évacuer ndox bi
donc état la ñuy wax mu jàppale ñu ci parce que ndox bi nga xamante ni Dakar lay jóge Médina fépp zone 7B lay wàcc si donc état moo ci mën a jàpp dara ak LONASE aussi ñu ngi leen di wax ñu jàpp ci bu baax a baax liggéey seeg meeru Grand Yoff bi ñu dimbali ñu si dimbali ñu aussi tamit ci alentouru canal bi di ñu ko nettoyer tout le temps loolu tamit dina doon baax ci population de Grand Yoff ñi surtout ñi nga xamante ni ñu ngi ci alentour bi. defe naa loolu kese mooy problème mu Grand Yoff jamono jii de. waaw loolu mooy problème mu Grand Yoff ak suñu terrain bi ak terrain Grand Yoff ñu fexe ba moom ko def ko synthétique suñu jeunes yi suñu raq yi suñu doom yi di ci football loolu daal mooy suñu problème. mooy problème bi jamono ji. jamono ji waaw bu te duñu mus a bàyyi di xeex pour loolu. ndax maire bi mi ngi jóg pour defar li nga xamante ni tey moom mooy Grand Yoff. waaw maire bi peut-être d'autre côté wala ci xelu boppam mais ñun population de Grand Yoff ñu ngi koy xaar ci mu liggéeyal ñu Grand Yoff bu baax a baax malgré son année passée bi nga xamante ni 5 ans yi njëkk a passé malgré def na xaw na am lu mu def mais ba tey des na donc falaat nañ ko ñu ngi koy xaar ci lépp pour mu ñëw liggéeyal ñu Grand Yoff parce que looloo tax ñu teg ko fi teguñ ko fi pour mu liggéeyal ay boppam wala ay nitam non dañ ko fi teg pour mu defaral ñu Grand Yoff zone 7B de Grand Yoff te ñu ngi ko ciy xaar bu baax a baax monsieur Madiop. noo dundee woon élection yi si yow dégg naa yow ci pouvoir nga faroon de. non man musuma far ci pouvoir man Grand Yoff laa far man duma far ci pouvoir musuma far ci pouvoir man Badara Kebe laa àndal élection yi passé Badara Kebe ci opposition bi la nekk donc te loolu farul loo xamante ne da nga ko yéene bëgg parce que liggéey na Grand Yoff lu tax waa Grand Yoff war ko mun def député mais pas pouvoir man musuma ànd ak ñoom. ñu bari noonu yaakaaroon nag élection yi dafay indi problème bu rëy bu gars yi voté ba pare mais defe naa demeewul noonu. non Grand Yoff mënul am problème élection parce que Grand Yoff ñun ñëpp xamante nañu donc lu ñaaw mënu fee am ku ci nekk da ngay ànd ak ku la neex rek après bu vote jotee que le meilleur gagne loolu la quoi mais ça ne veut pas dire que aussi ay noon lañu duñu ay noon élection la après bu amee jeex na après ku ci nekk da ngay ànd ak ki nga àndal mu jeex loolu kese la mais duñu ay ennemis duñu ay noon parce que ay voisins lañ donc élection bu amee jeex na après bu jeexee jeex na ku ci nekk da ngay delluwaat ci li nga nekkoon parce que du élection moo lay fay du élection moo lay jox nga lekk moo lay jox nga naan non non yaa koy faytal sa bopp donc loolu kese la quoi amul loo xamante ni kii pouvoir la àndal wala kii opposition la àndal man Grand Yoff laa àndal man c'est Grand Yoff qui m'intéresse man c'est le développement de Grand Yoff et l'assainissement de Grand Yoff qui m'intéresse pas pouvoir ni opposition kenn intéressé wu ma ci ku dul le développement de Grand Yoff man ma loolu moo ma intéressé si. dëgg la dañuy dugg ci làmb léegi de keroog dimanche demoon nga arène nationale. waaw dimanche passé moom dew moon arène nationale man moom arène nationale foog naa gëj naa fa depuis waaw. dañu gis combat boobu noonu nekk combat boo xam ni combat bu metti la woon ci ñaari mbër yi ñu bari bi ñu bëree pare ñu bari ni ñaari mbër yi dañu jeexal ndax loolu loolu nga gis yow. ban combat. combat Balla Gaye Gris Bordeaux. non bah c'est normal que ñi wax dañoo jeexal parce que épreuve de force dafa metti en plus ñaari athlètes yoo xamante ni ñu ngi ci plus de 140 kilos donc force mu metti force ñu jeexal c'est normal nit ki loo entraîné boo ñëwee jouru combat ñaari yoon jàppante ñetti yoon parce que c'est normal pour mu feeñ c'est normal mais jeexaluñu boo gisoon bu ñu jeexaloon kon Balla du terminer du jeexal eggale action mi mais c'était normal mais jeexaluñu quoi. mais Gris Bordeaux yoon la mu bàyyi làmbu jamono ji. non Gris Bordeaux mun na bëree. defet yi mu tegalee nii quoi. non mais garaawul defet day defar mbër defet ci làmb la bokk defet moog làmb ñoo ànd victoire moog làmb ñoo ànd Sénégal ñaata at la topp ci Coupe d'Afrique des années et des années ba tey ñu ngi koy soog a am non du ma ne des années sax des siècles ba tey ñu ngi koy soog a am te mosuñoo xàddi Gris dese na ko ba tey ci làmb ji war na laale ak man war na laale ak ñeneen ak ñeneen. mais bu la joxoon avance su Gris nga lekk ko. non bu ma jógee ci seen élément bi ci kawam laa jëm. jarul laaj kooku biti la fanaan. waa Fass dañuy bii moo combat bi kese moo la dese woon boo ci paree daanu dañ lay bàyyi ba dan duñ la bëggati. duñ bëgg loolu ndax yow loolu Gris Bordeaux lañ ko wax quoi ni la combat bi kese moo ci des boo ko daanul bu yóbboo mën nga fay bañ a ñëwaat sax xam ne duñ la supporter. non dañ koy supporter parce que Gris doomu Fass la mais loolu dañ ko doon ñaax rek moo tax supporter yi doon wax loolu. te ak xol lañ doon waxee mais xam naa Gris boo amaatee beneen combat aussi dañ koy taxawu supporter ko parce que Gris Bordeaux doomu Fass la donc loolu noonu bi ko supporter yi waxee c'était juste pour gën ko ñaax pour mu gën a góorgóorlu ci làmb ji te Gris il a pas démérité combat bi def na li nga xamante ni mooy le possible
peut-être yàlla moo ñëw rek faral Balla loolu kese la mais Gris lépp lu ko waroon def na ko wax dëgg yàlla pour man. nga jógee réew ma ñëw toog defe naa yàggul sax ñu jox la combat sa diggante ak Mbaye Gouy Gui nga daan Mbaye Gouy Gui jox la ki nga xamante ne moom mooy Baye Mandione nga ruubee ko ba pare ci biir stade bi ruubee policiers yi fa nekkoon ndax loolu yoon la jamono ji fi ñu toll nii defe naa yow kese yaa fi mbër boo xam ne yaa fiy nekk di ruubee dawloo policiers yi du nekk def ko Zarko loolu yoon la. non mais yow boo bëggee dégg-dégg Zarko mooy làmb Zarko Grand Yoff mooy làmb ñun ñooy ñëw làmb rek làmb ji neex loolu yàlla def na ko ñun ñooy làmb quoi loolu rek laa la ci mën a wax te. mun nga ni mën nga daan Baye Mandione. waaye yow c'est le cadet de mes soucis ni ma ko doon waxee moom laa koy waxee ba tey Baye Mandione daan Baye Mandione moo gën a ndaw ci sama bët daan ku dul moom sax billaay walaay balaa mu doon neex jour boobu mu nekk Bombardier wala mu nekk Balla Gaye wala Eumeu Sène ñoom ñëpp ma dëpp leen yow tamit loolu c'est le cadet de mes soucis xam nga maa ngi ko doon wax gëmuñu ko nee woon naa leen mbër bu ci bëreeg Modou Lo jàpp la malmené la man su ma la jàppee dama lay caw. loolu foo ko teg te loolu ci bëre laa ko teg ci bëre parce que man ak Modou Lo dañoo jàngandoo bëre man ma jàngandoo ak moom bëre nag ba moom mu nekk roi des arènes kon mbër waruma jaaxal. mais léegi da nga jubóog ak Modou Lo lu tax loolu. non mosuñoo xuloo. non yow xam nga temps yi ñu fi ñëwoon noonu daan moom nga daan attaqué rek. mosuma xuloo Modou Lo émission boo def attaqué ko. non c'est pas l'attaque du attaqué ñaax sa xarit loolu dara nekku ci foofu rek laa yem. ñaax xarit la ba léegi quoi. ba du mës a dañ c'est un ami à moi c'est un ami d'enfance donc loolu du mës a dañ la preuve dama lay wan fii léegi benn photo boo xamante ni yow ci sa bopp da nga naan ma Zarko mais photo bi ban at la yow sa bopp boo mu waxee photo bi ban at la man dinaa noppi léegi. ñaar moom yàgg ngeen. non mais dafa yàgg. mais jamono jii kay lañ wax. non musul changé musul am jamono musul bañ a am jamono xam nga ni photo bi su ma la nee kan moo fi Modou Lo doo ma gëm ak kan moo fi Zarko doo ma gëm. waaw mais lii ana yàgg la parce que yow xam nga 2 ans bi nga ñëwee noonu xam nga léegi mat 2 ans. dëgg la gars yi ñu ngi koy gis. donc amul loo xamante ni kon kii da nga ko koy iñaane. ñoo ngi xaaraat pour nga demaat parcelle. doo fële. parcelle. waaw ci écurie bi. dem def falan. bokk ci écurie bi ba tey wala ngay dem foofu di fa mbapat. non di fa contact. contact pour lan. comme mu loo amee combat ni ngay dem di ko jàppale noonu. loolu mun na nekk mais man ma demaat parcelle loolu c'est impossible man je suis fier de Grand Yoff et je mourirai pour Grand Yoff et je resterai toujours pour Grand Yoff man du ma génn Grand Yoff di utiwaat leneen Grand Yoff ci xol leneen dajaa xajul ku fab leneen nag teg ko ca da ngay yàq sa xol. ndax Grand Yoff jamono ji mën na am ku mel ni Zarko wala ku ëpp Zarko maanaam koo xamante ne tey def na loo xamante ne yow defoo ko ci làmb ndax mën naa am tey Grand Yoff. si am nañu relève bu baax boo xamante ni dal na suñu xel ku ci mel ni Góor Fit ku ci mel ni T-Max ku ci mel ni ñoom Bato ku ci mel ni ñoom Saliou Mané ñoom Mbaax ñoom Mobile ñoom Fourière boo yooyu yëpp c'est des relèves yoo xamante ni dal na suñu xel te làmb dañu mooy la ñuy wax rek du biir day xëy rek wasin te suñu xelang ci ñoom bu baax a baax pour ñu ñëwaat bu baax a baax ci làmb ji. sama grand Nandi Fall. Nandi Fall aussi mi ngi fi ngi ci liggéey bi loolu. ba léegi bëreegul de. non c'est parce que gars yi ñooy moytu Grand Yoff rek parce que xam nañ li nekk Grand Yoff parce que Grand Yoff mbër mun nga daan mbëru Grand Yoff mais doone mukk dóor naa mbëru Grand Yoff ba mu daw c'est impossible parce que mbëru Grand Yoff du ñooy ragal. mais nga jógee ci Baye Mandione ñu war laa matul 2 mois gars yi jox la avance su Ada dafa mel ni yaa ko bëggoon yow si boppam yaa ko bëggoon. non man depuis ma nekkee Paris xamoon naa dinaa bëreeg Ada Fass depuis bi ma demee di préparer waxuma la Baye Mandione de bi ma demee di non asafurla Baye Mandione bi may préparer Baye Mandione bi ma delloo noonu xamoon naa ni dinaa daan Baye Mandione xam naa ni dinañ ma jox Ada Fass xam naa ni aussi dinaa ko daan bu neexee yàlla si. moo taxoon nga jël avance bi. waaw mais c'est parce que avance bi dafa nekk avance boo xam ni jar na jël fekk avance boo xamante ni staff bi waxtaan nañ ci ba ni lii nii c'est bon combat bi baax na ñu waxtaan ak promoteur bi après décrocher combat bi. mais man li ma jaaxal mooy ay doomu dàngu ñu ëpp Ada Fass palmarès ay Garga 2 ay Quench ay Diène Kairé ñu ëpp Ada Fass li nga xamante ne tey moom mooy carrière mais la moo tax nga bàyyi ñooñu ba pare jël Ada. parce que Ada Fass moo leen gën njëkk. ci njëkk bi ngay xool. waaw dañ ñëw pour liggéey ki naan bii ñaata ak ki naan saam ñaata duñu benn. kon yaakaar nga ni boo bëri ñee ak boo bëri Ada li ngay bëri Ada mooy ëpp li nga bëri maanaam boog làmb yee bu ma ko jëloon
làmb bii nii ma jël nii tëgg na làmb yooyu ñaari yoon kon amul sens dañ ñëw fii pour liggéey ñëwuñu fii pour tourner autour du pot parce que Zarko dafa bàyyi Europe ak li mu àndal comprendre nga donc dafa ñëw fii pour liggéey dafa ñëw fii pour dimbali ay nitam dimbali ay famem dimbali ay njabootam loolu moo ko fi indi mais pas tourner autour du pot. xam nga Ada Fass. baax a baax xam ko moo tax ma jël ko su ma xamuloon kon du ma ko mus a jël mais xam naa ko baax a baax. ay champion la fi daan de. waaw ay champion la daan mais champion yi duñ Zarko. te xale li muy traîner ful jamono ji pour daan ko du yomb de Ada. yee dama ni la fii ay moromam jaar nañ fi Siteu jaar na fi Sa Thiès jaar na fi Gouye Gui jaar na fi Ada Fass jaaxaluma wallaay bu arbitre sifflé nga xam ni fils doole doxul jàmm booy comme min woni baakan sa jagi mi jagat sa jagaani mi jagat saari mi arat sa araani mi arat booy wat seesa tan ñelaande o arat de min wiima noon wata xëpp ay pël loola. non ay pël laaxo laax mais da lay buddi ba ca kaw tëral ci suuf de. non lépp lu mu mës a wax ci face à face da koy def. gisoo li may naan nii xanaa goyaaf la dérangé wu ma sax billaay walaay de wax jee fi nekk nii rek dérangé wu ma sax damay rendi jéggi man buuse màkk laa damay rendi rek jéggi lu sama kanam dama koy jëli du yóbboo bi moo may téye. nee na xam na lu baax de ndax bu demee bay tudd sa tur dëgg-dëgg. kon kooku xam na la sama tur loolu Sénégal Ada moo ko mujjee tudd man mbër yi ma tudd yëpp man sama tur maa yore tur boo xamante ni mbër mënumaa téye sëriñ mënumaa téye ci àddina man Ajuma Jàllo laa tudd sëriñ mënumaa téye ci àddina mbër mënul yóbbu ci sëriñ ci àddina ba mu gàllaaj ba mu téye ma parce que sama tur moo sell kenn mënu ko téye na wëri ku ko neex nag man xam naa ni ci loolu la ko yaakaar te mënu koo am ah ci ma njàkko moo wala ni mboos ma njàkko Grand Yoff du am dara nga leer. mais ndax mën ngaa roubé Ada Fass comme ni ngay roubé ñoom Mbaye Gouye Gui. non c'est le cadet de mes soucis yow. nee na du xale bi ngay roubé de. non déggoo ma de roubé ko moo gën a ndaw ci li may def te moom li may def moom du ma ko wax man li may def man xam naa ko du moom moo ma koy wax. ci mën nañoo xaar bopp mbaam bi. non kooku force la u kambe bi par force day ñëw mënu ko bañ waaye tamit Grand Yoff mënoo dugg Grand Yoff nga ni bopp mbaam bi du ñëw wala graisse mbaam bi wala diwlin bi c'est impossible wala croquette bi force am bu ñëw dafa leer mënul ñaax. combat mën nañ ci xaar dóor mu daanu. bu amul sens dëgg bu nekkul bu toppul média yi di wax nii wax ji bu bëriwul mun nañ ko indil bëre kese mais bu wax ji bëree dañ koy duma ba mu toogal boppam barke Serigne Saliou. loolu yomb na nga def ko Ada Fass. moo gën a ndaw mais yow tamit yow Mbaye Gouye Gui du moroomam sax. non Mbaye Gouye Gui bokkul ak Ada. du moroomam Mbaye Gouye Gui booy jaawale Mbaye Gouye Gui ak Ada moom da ngay jum moom ndax Mbaye Gouye Gui bokkul ak Ada Fass. wallaay la Azim Mbaye Gouye Gui ko gën a sañ ëpp ko kàttan dàq ko bëre billaay wallaay te li ma ko teg man àttanu ko maanaam boog moom amul maturité boo xamante ni man mun na ma canaliser ci làmb amul maturité boobu te man pour nga canaliser ma ci làmb foog nga am benn maturité foog nga am benn nu ñu koy waxee mental de fer boo xamante ni di nga mun a maîtriser Zarko mais moom amul boobu noonu seulement Aliou regardant xam moom man ci moom xam naa fan laa koy jaar te xam naa faiblesse am te laalante wuñu. waaw da nga ko yàgg a suivre wala lu mu demee noonu. yàgg suivre amul combat bu ma seetaan yow koo xamante ni comment dirais-je Onde le Fou moo lay dóor ba nga daanu. non temps yooyu dafa fekk mu nga ñëw di jël Zarko temps yii dafa fekk mu am ci ay problème mais boobu la gën a neex bii lay gën a metti nag yow nga ñëw fekk dofu Grand Yoff bi nag da nga koy jël koo xamante ni xamul bu ñu bojj ak bu ñu boxam dem ngénteeg la yemale ak dem dëj parce que foo si dem ceebu yaab ngay lekk nga ñëw jël kooku saa yow da nga bëgg yoxal sa bopp problème. da nga koy napp nii quoi Ada bokkul ci ñi ngay napp nag de. waaw mais bu dee jën la ma napp ko nag mais bu dee nit la nag du ma ko napp dama koy duma daan ko. mais noo gisee problème yi ci diggante Fass ak Grand Yoff ndax keroog passé gis naa TikTok bi ay booy Grand Yoff dem ba Fass jëli drapeau Ada Fass ndax loolu dindi ay problème ñu bari nag ni Zarko moo leen yónni ndax loolu dindi ay problème. non booy Grand Yoff demuñ ba Fass jël seen drapeau de. drapeau Ada lañ jël. non booy dañ si période campagne bi la comprendre nga booy romb fa ak benn gaayan boo xam ne Grand Yoff la nekk di ñu dem foofu di meeting booy gis leen tàmbali leen sànni ay xeer coow li jóg comprendre nga ba ñu gaañ fa ay jigéen waa Fass yi gaañ fa ay jigéen booy tamit fippu dal seen kaw nangu seen drapeau indi ko ñoom ñëpp ñu daw Ada Fass mi ngi woon foofu dafa daw booy jël drapeau bi indi ko loolu kese la mais nekkul loo xamante ni lu booy demoon uti ji la. ndax loolu yoon la du indi ay problème yu bari ci ñaari camp yëpp benn du ci yoon benn du ci yoon
waaw ci ñaari camp yëpp benn du ci yoon benn jaaru ci yoon man Zarko new woowuma kenn ci pour mu dem ci làmb ji pour di def violence loolu aussi moom aada dama ko ci wax pour mu wax ak supporter am yi pour mu sensibiliser nitam yi ñu jéem a jël coow li fay ko ñu xam ni làmb ji man la ak Ada Fass du supporter yi parce que bu ñu ci dugalee supporter rek mun na dégénérer te mun na yàq image yu làmb aussi donc moom dama koy wax ne pour mu wax ak ay supporter am pour ñu dal xam ni làmb ji mun nañ wax nag mun nañ wax mun nañ commentaire mun nañ def lu leen neex mais ñu bàyyi saaga yi bàyyi xasta yi bàyyi yenn détails yoo xamante ni du làmb li ñuy wax yëpp bu leen neexee nañu ñaanal Ada Fass bu leen neexee nañ ne Ada Fass mooy daan bu leen neexee nañ ne Zarko du dara bu leen neexee nañu wax lu leen neex anyway moi j'accepte mais am na loo xamante ni mun na si bañ a egg quoi kantaay supporters yoo xamante ni dañuy nekk di wax yenn wax yoo xamante ni c'est irresponsable sur les réseaux amul njëriñ quoi amul sens amul bopp amul genn li am solo mooy ñu préparer wu ñoom ñu préparer seen mbër waa Grand Yoff préparer seen mbër ba le jour ji le 15 ku ci yàlla may ndam ñu xam ni moom la yàlla may ndam te incha allah yàlla nañu yàlla may ndam le 15 incha allah ñuy ni ko Grand Yoff feete ko biir Grand Yoff. le 15 kañ la combat bi. 15 janvier d'après si lu promoteur bi wax. 15 janvier. si. yaa ngi waajal pour demaat mën nañ ci xaar dem Europe pour nga waajalewaat. combat bi jaralu ma dem Europe maa ngi fi. moo tax jarul la dem Europe Ada ngay bëreel de. jaralu ma ko parce que du loo xamante ni lu diis la quoi jaralu ma dem Europe. yow da nga oyofal Ada te Ada boo xoolee combat bi mu am yëpp boo xoolee li muy wax ci face à face bi loolu lay wax loolu lay bëree. waaw mais loolu ñeneen ñi la loolu du Zarko moom boo amee ñeneen mu nga wax lu neex mais boo amee Zarko di nga changer discussion di nga yokk sëriñ di nga yokk mboq. ku daan Tafa Mbër daan Jokkel. waaw yow daan Colifay numéro 2 daan Ardo. bi may dem di bëre Fatick ci mbapat yi Jokkel moo ma doon toogal ci mukaay. ñu daan ko. mais loolu du dara ñun samay doom lañu. si. papay Ada ñaata at nga magee Ada. waaye Ada man est-ce que magee ma ko ay 75 ans yooyu noonu mun na bëri de. mais temps yi dama gis temps yi yaa ngi ci forme de temps yi gars yi ñu lay dóor ay pono. déggoo ma de moom musul jóge ci forme. yow jël Ada rek tax na ngay liggéey métti. yow looy wax nii ban liggéey yow man Ada indiwuma Sénégal de non man roi des arènes moo ma indi Sénégal te incha allah rabbi fii balaa ñuy dugg 2025 nga dégg Zarko roi des arènes. bu ma loo téyee doo ko jël de. non Modou balaa boobu mu libéré balaa boobu mu bàyyi te da nga koy ñëw jël bu neexee yàlla loolu moo ñu delloo si waat Sénégal mais pas Ada non du Ada c'est le cadet de mes soucis c'est. noo gisee làmb démb ji. waaw làmb démb ji moom neex na trop neex na ñi ngi féliciter fils de Balla ñu ngi koy féliciter def na làmb ju extraordinaire di encourager Gora Sock di ko wax ni lii mooy làmb tey da ngay bëree daan suba nga bëree daanu nu demaat liggéey rek xam ni làmb kese la amul leneen di encourager aussi Gris Bordeaux di ko wax na continuer waat liggéey parce que am na boo yoo xam ni seen xel mi ngi ci moom di féliciter aussi Balla xam nga ci di ko ñaanal tamit yoon bu nice mi ngi préparé waat beneen combat donc di wax aussi tamit képp koo xamante ni ka Haalpulaar rek men heɓi combat minen e Ada Fass e oɗo e ñalande kinse ñagane men Allah dokku men victoire belɗo e dow makko onon bandiraɓe Haalpulaar en di ñaan ñëpp rek joolayi séeréer yi bambara yi njaago yi pepel yi susu yi bàyyiwuñu kenn ñi ngi wax ñëpp ñi ngi leen di tàllal loxo nañ ñu ñaanal képp ku yeewoo Grand Yoff rek ñu ngi lay naan nga ñaanal ñu di sàkk si yow ñaan yàlla defal ñu ndam lu sedd guy ci Ada Fass. looy tàggatoo. waaye li ñuy tàggatoo rek mooy encore une fois di kontaan bu baax a baax si si Castor TV ak les jumeaux fashion di kontaan bu baax a baax ci seen nit ñu ganalee di kontaan bu baax a baax ci écurie Grand Yoff mbooloo di kontaan bu baax a baax ci l'ensemble zone 7B de Grand Yoff di tàllal loxo képp koo xamante ni doomu Grand Yoff nga ngeen ñëw jàpp ci écurie Grand Yoff ñëw jàpp ci làmb yi nga xamante ni ñu ngi koy waajal ku ci mel ni Cheikhou Kouyaté ñoom comment dirais-je kilifa yëpp daal bàyyiwuñu kenn ñi ngi woo ñëpp ñu ñëw jàpp ci combat yi di kontaan bu baax a baax ci sa gars yi nga xamante ne ñu ngi ciy jàpp ñoom Alain ñoom grand Félix
Félix borom Tandem gars yëpp bàyyiwuñu kenn di gërëm aussi surtout monsieur le ministre du sport Matar Ba di ko gërëm bu baax a baax ci li nga xamante mi ngi koy jàppale sport bi rawatina man mi nga xamante ni damay def sport nekk mbër di gërëm ñëpp daal bàyyiwuñu kenn surtout sama gars yi nga xamante ni ñu ngi Paris ñoom Bouba Diawo ñoom Max bu Zarko ñoom Djibi Dia ñëpp maa ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp ngeen. ok merci beaucoup kontaan ci moom kooku mooy Zarko waaye dañuy nuyu nag ñi nga xamante ne tey ñoom ñooy suivre Kasso TV ndaxte Kasso TV site la bu mag boo xam ni dañuy yëngatu ci fànn yëpp muy wàllum làmbu actualité jamono yi dañuy nag koo xamante ni mooy El Hadj Mansour Sarr bu nga xamante ni surtout El Hadj Malick la di ko nuyu bu baax di ko ziare di ko ñaanal yàlla saa borom defal ko jàmm. di nuyu nag El Hadj Alioune Camara di ko nuyu bu baax moo ngi fële sa Kastoor wax dëgg yàlla nekk ci yeewu askan wi di jàppale ñi nga xamante ne ñooy waa Déthié Fall ñooñu noonu wax dëgg yàlla di ko ziar bu baax a baax di ko wax nag yàlla na jël li nga xamante ne moom mooy meeru Kastoor wax dëgg yàlla nit ku baax la xaritu Daouda Kasso TV la di papaam di léppam wax dëgg yàlla di ko nuyu bu baax a baax di nuyu nag ñëpp koo xamante ni yaa ngi suivre Kasso TV di nuyu nag waa seetu lamb ji groupe seetu lamb ji xam naa ni moom dinaa ko ci dugal ndaxte bëri na fa ay xale yu fa nekk di yëngatu ci wàllum làmb bëri na fa ay kilifa ay ku ci mel ni tey Alaaji Faram maa ngi koy bégg bu baax Lamine Lutte TV di ko bégge di bégge nag Jaw Fara sama manager maa ngi koy bégg bu baax a baax di nuyu nag képp koo xam ne yaa ngi suivre Kasso TV jaa ngeen jëf. Yàlla moo leen fi tegoo dañu koy nangu Pastoor TV lu ngeen dugg dafay baax Pastoor TV